waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waa vidéo tey bi dañ leen di wan nan la ñuy gagner de l'argent maanaam nan la ñuy gagner xaalis ci Binance ci plateforme Binance voilà ñun ñëpp xam nañ ni tey grâce à les crypto-monnaies mën nañu am ay rendement yoo xamante ni c'est très élevé waaye ñun investissement bi njëkk bi ñu xam ci crypto-monnaie moom mooy benn rek la moom mooy ñu jënd crypto-monnaie bàyyi ko fi pendant des années mu jël valeur nga jaayaat ko par exemple nga jënd ay bitcoin nga jëndee ko niveau boo xamante ni par exemple à $30,000 nga jëndee ko bitcoin di jar $30,000 nga jënd ci njëgu $1,000 par exemple nga bàyyi ko ba mu yéeg ay 40,000 wala 50,000 wala $100,000 nga am ci plus-value de 5,000 wala $10,000 nga jaayaat ko voilà nga bàyyi ko foofu ay année bu màggee nga jaayaat ko ñun loolu la ñu xam ci investissement de base crypto-monnaie mais il faut savoir que am na yeneen façon yoo xamante ni mën nga ko am mën nga ko gagner ci crypto-monnaie grâce à du staking wala ay pool de liquidité wala ay liquidity swap yooyu yëpp am na façon yëpp am na léegi donc façon yooyu lañ leen di wan ci li nga xamante ni moom mooy plateforme Binance ñu ñëpp xam na ni plateforme Binance plateforme bu mag a mag la boo xamante ni day offrir ay services yu am doole yoo xamante ni mën nga am ay rendement mensuel ay rendement par jour ay rendement par weer ay rendement par at ci yow ci sa crypto yi nga xamante ni da nga ko fi garder alors que crypto yi ñu ngi nelaw nga nar ko fee bàyyi 5 ans wala 10 ans mën nga ko jël staking ko te sa investissement long terme du ci wàññi dara li ci neex moom mooy yow loolu ngay bàyyi foofu en long terme mën nga ko def staking ci maanaam ci biir Binance mu jural la yeneen crypto alors que kon bu boobaa yow li nga xamante ni moom ngay bàyyi muy màgg day doubler mën na dem ba doubler voilà loolu lañ bëggoon wax donc pour loolu d'abord il faut avoir la plateforme Binance defoon nañ vidéo pour nan la ñuy ubbee Binance nan la ñuy defee ay achat ay vente et tout ça pour am des crypto-monnaies voilà boo ubbee plateforme Binance ba pare am fi ay crypto-monnaies ay BNB ay Bitcoin ay USDT n'importe quel crypto di nga mën a def lii may wax ni boo ñëwee ba am plateforme Binance bi da ngay ñëw ci interface bi mu ngi nii nga ñëw ci finance xam nga fii yëpp kii yëpp a ngi fi mais da nga ñëw ci finance la première chose bi nga xamante ni moom ngay gis moom mooy Binance Earn nga cliquer Binance Earn dina la wan gis nga wan na la mu ne simple et sécurisé chercher des coins populaires et commencer à gagner de l'argent voilà maanaam fii nee na c'est simple et sécurisé parce que yii nii Binance da koy garanti voilà investissement yi nii c'est des investissements garantis par Binance voilà par exemple tey am nga fii ni ay BNB mën nga fee staking ay BNB pendant 30 jours gis nga pendant 30 jours te pendant 30 jours yi di nga ci am 7,2% alors que yow sa BNB da nga ko bàyyi mu nar a nelaw fii nii boo ko stakingee pendant 30 jours mu jural la 7,2% gis nga BTC Bitcoin mën nga ko fee staking pendant 90 jours mu jural la 7,7% voilà am ngay Ethereum bii nii Ethereum staking Ethereum maanaam 2.0 la bii nii par exemple par contre c'est entre 4,9 et 2,60% mais bii nii il faut boo ko fi stakingee fii léegi Ethereum 2.0 pareegut doo ko mën a récupérer maanaam Ethereum 2.0 c'est-à-dire pareegut donc ça il faut par exemple des années 1 an voire 2 ans voilà donc am na ay USDT gis nga bii nii mën nga def ay épargne USDT boo amee say stable coin mën nga ko fi staking verrouillé ko fi maanaam bloqué ko fi pendant 14 jours mu jural la 4,2% tu vois am nga ay BUSD mu jural la ay 2,9% gis nga yii yëpp am na quoi voilà léegi pour ce faire c'est simple boo ñëwee par exemple ci Binance fii nii nga def staker des crypto fii nii boo defee staking bi mu ngi nii dala koy won gis nga BNB mu wax la date bi nga xamante ni moom lay déparé le 5 septième mois voilà donc
mu ngi nii date bi nga xamante ni moom lay arrêté le 4 8e mois donc ça dure 30 jours 30 jours par exemple man am naa fi 1,5 BNB nga def maximum voilà bu la neexee tamit nga def 1 BNB quoi voilà bu la neexee nga def 1 BNB wala 0,1 BNB ça dépend de ci li nga am ci BNB rek par exemple man dama lay jox exemple nga def max bu defee maximum bi gis nga dina la wan fii nii intérêt estimé c'est 0,009 BNB te man BNB yi ma fa am nii actuellement c'est de l'investissement sur du long terme léegi comme que dama ko fi bàyyi deful dara li gën moom mooy nga staking ko fii nii chaque 30 jours nga staking ko mu lay jural BNB di yokk sur du long terme bu fekkoon da nga naroon am 10 BNB boo ci yokkee yii nii sur du long terme da nga am ay 14 BNB 15 BNB voilà boo ko calculer en dollars boo naroon am $10,000 da nga am $14,000 wala $15,000 ci lii lépp ci staking crypto monnaie loo xamante ni da lay jural ay rendement te staking bii nii chaque jour rendement yi dala koy jox maanaam du nekkul da koy garder pendant 30 jours mu jox la ko chaque jour lim lay jox da lay jox par exemple 0,001 0,002 chaque jour mu jox la ko ba 30 jours yi mat te chaque jour da koy verser automatiquement ci sa compte BNB ci sa plateforme Binance voilà léegi boo defee noonu mu ngi nii 30 jours am na 90 jours tamit am na 60 jours mais yëpp c'est épuisé maanaam dafa jeex dafa saturé voilà donc 30 jours moom moo disponible nga def maximum BNB mu ngi nii wan na la ko nga def lui contrat nga confirmer bon confirmer rek automatiquement da koy verrouiller maanaam yow def nga staking sa BNB mais nag pendant les 30 jours amoo droit laal 1,5 BNB yi parce que da nga ko staking mënoo ko dindi pendant 30 jours ba 30 jours yi matee nag automatiquement day dañ voilà donc lii première façon la boo xamante ni mën nga gagner de l'argent maanaam des crypto-monnaies des revenus passifs ci plateforme BNB mu ngi ne donc tey boo defee pour ma calculer la rek boo defee 0,009 BNB moom la lay jox ñu dem ñu copier ñu dem ci ñu convertir ko en dollar par exemple boo ko convertir en dollar nga coller ko mu ngi lay jox $2,96 pendant ci 30 jours yi quoi yow da nga naan $2,96 yi du dara franchement du dara dëgg la mais imagine toi nga am 40 types de crypto-monnaie 40 façons de crypto-monnaie yoo xamante ni yaa ngi ko am ci sa plateforme Binance nga bàyyi ko fa mu tëdd pour du long terme nga def 40 par exemple nañ def sax 30 types de crypto-monnaie yoo xamante ni bu ci nekk boo ko multiplier mu jox la chaque mois 2, multiplié par 2,96 $. 40 crypto-monnaies yooyu yëpp nga staking ko chaque mois mu lay benn bu nekk di la jox chaque mois 2,96 $ égale $88 par mois $88 par mois xaalis la bëriwul waaye xaalis la boo ko multiplier pendant 12 mois égale $1,065 donc yow li nga nar a bàyyi foofu noonu 1 an rek am nga $1,065 maanaam plus de 600,000 CFA voilà donc lii nii c'est énorme affaire bu énorme la boo xamante ni ñun ñi koy xeeb dañoo xamul puissance su effet maanaam intérêt composé ak puissance su l'effet cumulé maanaam $2 yooyu ngay xeeb nga am ci 2 nga am 40 crypto-monnaies yoo xamante ni mu nga tëddi deful dara nga staking ko pendant 30 jours yëpp di la jox $2 boo ko multiplier pendant 12 mois mu ngi lay jox $1,065 alors que yow defoo dara da nga ko bàyyi foofu noonu muy liggéey sans rien faire lii moom mooy revenu passif lii la ñuy wax revenu boo xamante ni da ngay nelaw l'argent qui travaille pour toi voilà lii nii $1,000 yi nii nga multiplier ko pendant 10 ans on va faire 10 ans ça te donne $10,065 $10,065 yi te $10,065 yi c'est estimé ci valeur actuelle BNB li mu toll wala crypto bi li mu toll mais dans 10 ans imagine toi tey BNB di jar benn bu nekk actuellement on est à 250 € benn bu nekk
imagine toi dans 10 ans benn BNB di jar $1000 imagine toi $10 000 benn BNB di jar $1000 imagine toi $10 000 yi nii ñaata lay nekk dina dem ba ay $60 000 alors que yow da nga staking ay crypto mu la jox ay $2 donc lii nii façon de gain la boo xamante ni c'est très puissant nañ ci bàyyi xel bu baax a baax pour ñi nga xamante ni dañuy def investissement sur du long terme voilà boobu mu ngi noonu bu la neexee tamit comme que Binance day crypto yi dañuy fluctuer di yéeg ak a wàcc di yéeg ak a wàcc mën nga gagner mën nga perte et tout ça am nga USDT stablecoin par contre 2% la lay jox par exemple nga ñëw fii nii stablecoin nga am par exemple USDT maanaam stablecoin bu crypto la boo xamante ni da lay crypto bi du yéeg du wàcc maanaam mu ngi corrélé wu ak valeuru dollar bi ak valeuru dollar maanaam lim lay jox rek du fluctuer mais c'est 2% 2% nag 2% yi c'est sur 7 jours voilà 2% yi c'est sur 7 jours sur 7 jours tey tu peux mën nga fee maanaam fii nii mën nga fee verrouiller mën nga fee staker jusqu'à 150 millions de dollars USDT voilà tey boo amee par exemple fii 22 centimes de dollars la bu la neexee sax nga staking fu mu lay jox 2% par 7 jours donc tey bu fekkoon amoon nga fi $1000 $1000 ah nga staking ko fi da lay jox 2% ci 7 jours par exemple tey boo jëlee calculatrice bi nga calculer ko nga am $1000 multiplié par 2 égale non 2% laa bëgg a def voilà 2 de $1000 multiplié par 2% égale $20 chaque 7 jours chaque semaine tu as $20 ci $1000 yi $20 yii nii nga def ko pendant 7 jours ça fait nga def ko pendant 4 semaines nga multiplier ko par 4 semaines $1000 yi tu as 2% tu as $80 $80 yi nga multiplier ko par 12 mois $960 alors que yow $1000 nga am $1000 yii nii mu lay jural 2% chaque te lii c'est flexible maanaam mën na yokk mën na wàññeeku maanaam $1000 yooyu noonu boo ko staké chaque 7 jours nga koy staking di ko staking $960 lay def te calculer wu ma intérêt composé bi nga multiplier ko pendant 10 ans parce que là on parle de investissement sur du long terme 5 ans voire 10 ans $9600 $9600 alors que yow $1000 nga jël investir ko di ko réinvestiraat pendant 10 ans mu jox la $9060 $9600 léegi imagine toi nga amoon fi $10 000 wala $100 000 wala $50 000 wala $20 000 imagine toi xaalis boobu yëpp ñaata la lay jural ci sur du long terme sur du 10 ans voilà donc ay investissement yoo xamante ni ñun dañ koy xeeb wala xamaguñ ko moo tax mais investissement yoo xamante ni ay rendement yoo xamante ni ay rendement yu garaaw a garaaw la boo xamante ni tey buñ ko accumuler sur du long terme mën nañ cee nekk ay millionnaires voilà donc yii nii ay rendement yu ndaw la am na beneen moom mooy swap pool bii bu bees la bii par contre c'est beaucoup plus élevé encore moom mooy liquidity swap moom mooy par exemple léegi Binance day def ñi nga xamante ni mën nga fi àbbu xaalis mën nga fi àbbu ay crypto mu jox la crypto nga dem investir ko après boo amee plus-value delloowaat crypto yi voilà mais nag da ngay am garantie moom mooy da ngay am ay crypto yoo fi staking maanaam ay crypto yoo xamante par exemple nga soxla $100,000 yoo xamante ni USDT la yow par exemple nga am njëgu $1000 de bitcoin nga am 0,00 par exemple 10 bitcoin da nga koy staking maanaam da nga koy àbbu da ngay àbbu Binance $1000
mu jox la nga jox ko njëgu $1000 ci bitcoin moom mu jox la $1000 ci USDT yaay xool loo ci def bu la neexee nga jaay ko bu la neexee nga investir ko mais de toute façon heure boo ñëwee rek nga delloowaat ko $1000 am moom mu delloo la li nga fa bloqué nga mu débloqué la li nga fa bloqué voilà loolu tamit mën na nekk léegi liquidity swap bi nag loolu la liquidity swap bi mooy yow da ngay fournir liquidité ci biir Binance maanaam par exemple da ngay am ay USDT ak wala ay crypto DUSK yooyu yëpp ay crypto monnaie la wala Pond wala Dogecoin wala nangam sangam yooyu yëpp mën nga ko am léegi nga ajouter fii nii liquidité c'est-à-dire yow nga jël par exemple nga am fi $1000 njëgu $1000 de USDT ak njëgu $1000 de Dogecoin exemple nga am fi njëgu $1000 USDT njëgu $1000 de Dogecoin 50-50 la war a nekk booy bëgg a def liquidité léegi da nga ko fi bàyyi ajouter ko comme liquidité pour ñi nga xamante ni dañoo bëgg a àbb ay crypto dañoo bëgg a àgg ay crypto ak ñi nga xamante ni dañuy def ay transaction dañuy def ay frais dañuy def ay swap di def ay échange des crypto tout ça léegi yow da nga ko fi bàyyi Binance nag moom mooy gérer loolu lépp léegi yow boo ko fi bàyyee da lay jox ay pourcentage ci frais de transaction yooyu noonu pourcentage yi nag gis nga bu dee ñaari paires yii la chaque fois da ngay boole ñaari paires par exemple paire bii nii mu ngi tudd DUSK boo ko amul da ngay dem ci marché bi nga jënd ko par exemple da ngay ñëw ci crypto-monnaie yi ci marché bi nga dem ci marché fii nii nga cliquer marché mu ñëw marché baa ngi nii voilà nga cliquer fii nii gis nga DUSK boo ko gisul fii nii nga dem ci nga ñëw ci fiat marché fiat bi quoi voilà mu ngi nii DUSK nga cliquer ko fii nii actuellement il est à 0,09 centime cherul voilà léegi boo ñëwee ci marché bi kii baa ngi nii crypto baa ngi nii DUSK contre USDT par exemple boo fi amee ay USDT maanaam c'est échangeable avec des USDT léegi nga marché baa ngi nii léegi nga soxla ay DUSK mu ngi nii bu fekkee da nga fi am ay USDT par exemple man yor naa fi 0, nangam da ngay def da nga koy jënd rek mu nga def achat au marché comme li ma leen ko wane woon fii nii nga def maximum nga soxla li nga ci bëgg a jënd daal boo ci bëggee jënd 1000 nga bind fii 1000 boo ci soxlawee 100 nga bind 100 boo ci soxlawee 200 nga bind 200 mais de toute façon foog nga am ay USDT foog nga am à disposition USDT pour échanger ko voilà donc boo defee loolu nga def achat mu ñëw ci sa portefeuille fii nii directement ci sa portefeuille voilà léegi boo amee crypto boobu ba pare nga ñëw fii nii nga def ajouter fii nii mën nga def swap mën nga ko échanger boo ko amul fii nii fii ngay récupérer sa investissement nga def ajouter voilà par contre bii nii ça te donne 32%. Donc c'est énorme 32% mu ngi nii léegi comme niñ ko waxee toute façon à chaque fois booy def genre liquidité booy ajouter liquidité fii nii il faut mu nekk 50% DUSK 50% USDT par exemple boo tegee $50 USDT da nga war a teg njëgu $50 DUSK par exemple je te dis là on met 100 DUSK gis nga 100 DUSK boo ko cliquer fii nii égal $11 maanaam équivalent bi da nga war a am lu mu deedee 11,72 USDT 11,72 USDT moom mooy équivalent boo fi defee njëgu 1000 tamit 1000 da nga war a am fii nii $117 USDT voilà donc boo amee loolu lépp requis yëpp gis nga fii nii nee na ma votre solde est insuffisant parce que aw ma ay DUSK léegi boo ko amee mu wan la gis nga rendement total c'est 32,5% c'est variable gis nga donc 32,5% après nga def lu est approuvé bim nga cliquer fii nii mu commencé di la jural ay rendement voilà donc nga bàyyi ko fii nii chaque bii nii nag amul maanaam ajouter liquidité bii nii pool de liquidité bii nii
bokkut ak staking bële ñu xam ñun bi ma leen wan sànq boobu noonu c'est une date fixée maanaam date boo xamante ni dañ ko fixé amoo droit laal ko fii ak date boobu noonu amoo droit yow récupérer sa capital fii ak date boobu jotul par contre bii nii mën nga ko dagg à tout moment par exemple mën nga ajouter liquidité tey nga am benn 2,5% suba nga dindi ko sans condition amul benn condition voilà donc mu ngi noonu am na yeneen tamit gis nga ban moo ci amaat ñu xoolaat donc yii nii ay façon yoo xamante ni mën nga gagner ay crypto-monnaie ci tellement facilement yoo xamante ni da ngay tëdd nelaw say crypto yi nga xamante ni da nga ko fi bàyyi ñu lay liggéeyal loolu moom mooy investissement boo xamante ni c'est des investissements intelligents mais jënd sa crypto ba pare bàyyi ko fi mu tëdd mu ngi mel ni nga jël sa 1 million de dollars bàyyi ko banque bi da ciy liggéey te yow doo ci am benn pourcentage léegi nag au lieu que nga koy jënd di ko fa bàyyi xaalis warta nelaw xaalis dafa war di yëngatu chaque jour boo bëggee moom la ñuy wax cash flow dafa war di yëngatu voilà donc am na yeneen paire am na Dogecoin Bitcoin am na Dogecoin USDT am na Dogecoin USDT encore am na Ramp BUSD am na Engie BNB am na CRBNB yooyu yëpp am na te yii nii ça te donne gis nga entre 12% et 32% voilà c'est des rendements très élevés voilà donc mu ngi noonu am na Shiba USDT ça fait 11%. am na Uniswap donc yëpp c'est simple boo ci am rek foog nga am paire maanaam ñaari paire yi mu la wax foog nga am nombre 50% ci paire bi 50% ci paire bi léegi nag minimum bi yow yaay xool bu la neexee nga def ci njëgu $100 fii njëgu $100 fee njëgu $50 fii njëgu $50 fee mais lépp loo ci am rek foog mu nekk 50% par exemple Shiba ak 50% USDT warta nekk 60 fee 70 fee voilà il faut que mu nekk 50-50 après nga ajouter liquidité bi rek de toute façon automatiquement il va se faire da nga trouver say staking par exemple man amoon naa ay crypto yu ma staking woon xaaral ma xool ndax fii nii danañ ko fi mën a gis bu fekkee danañ ko mën a gagner danañ ko mën a gis fii nii ma wan leen ko comment ça marche alors voilà léegi verrouiller bon du ma wan crypto bi fii nii actuellement donc staking DeFi launch pool échange staking verrouillé xaaral ma xool ba xam verrouillé voilà mu ngi nii donc xaaral ma dindi lii pour ngeen comprendre voilà gis nga fii nii staking naa fi 25 matic fii tamit ma staking fi encore 14 matic pendant gis nga bii nii ça fait 60 jours ñaari yoon 60 jours la staking donc fekk man lépp laa bëggoon staking mais dafa fekk bii nii ma amoon ko ba pare staking ko après ma jëndaat stakingaat encore donc rendement bi ça fait 12%, 12,20%. ma staking tamit 7 Polkadot ça fait 11,5% de rendement donc 12% gis nga 12% plus 11%. 9 jours moo jàllagum lii laa amagum ci ay rendement bëriwut ay 0 virgule nangam 0 virgule nangam mais c'est des investissements à long terme gis nga jeexagul mu ngi noonu voilà staking bi noonu lay demee c'est simple da nga ko staking toute façon boo ñëwee ci sa portefeuille bu ma ñëwee ci sama wallet dama ko fi fekk chaque fois day ñëw ana portefeuille spot ñu dem ci portefeuille spot bi boo ñëwee ci portefeuille spot bi chaque jour daf may versel ay centimes la mais c'est des investissements à long terme donc centimes yooyu noonu ñun moom la ñuy xeeb mais sur du long terme ngay am ay centimes ça fait beaucoup quand même voilà donc actuellement gis nga dot yaa ngi nii awma fi woon dara mais amagum naa fi 27 centimes d'euros ci 9 jours
alors que dot yi dama ko fi bàyyi woon muy nelaw 27 centimes d'euro dot yi bëriwul moo tax matig yi amagum naa 10 centimes d'euro voilà sur di maanaam bu fekkee dama ko fi bàyyi 60 jours yi bu matee bon war na mën a mat ay 3 euros 4 euros 5 euros mais imagine toi yow 5 euros yooyu noonu nga koy réinvestiraat plus sa capital bi di ko réinvestiraat di ko réinvestiraat di ko réinvestiraat sur du long terme par exemple man sama vision c'est du 5 ans voire 10 ans nga xool ko li ngay xeeb ni ça te donne minimum di nga ci am xaalis moom di nga ci am xaalis bu baax a baax donc lii moom mooy investissement intelligent crypto yi nga xamante ni dañ fi tëdd ngeen staking ko mu leen di jural ay yeneen crypto voilà donc kii baa ngi noonu tutoriel baa ngi noonu bu fekkee da ngeen am yeneen question maanaam lu leerut ci staking bi ak niñ koy defee ak tout ça comment acheter des cryptos et tout ça mën ngeen ko bind ci commentaire yi wala ngeen ñëw ci groupe bu telegram bi sama groupe bu telegram bi nga xamante dama ci jox ay actualité finance bourse investissement personnel développement personnel yooyu yëpp mën ngeen ñëw ci groupe bu telegram bi mu ngi ci description ci lien wu vidéo bi ngeen ñëw fa toute façon mën ngeen contacter am na ay numéro yu ñu fa bàyyi mën ngeen ni contacter ñu jox leen ay coup de main jàppale leen tout c'est gratuit amul ay fay ak ay kii nii lépp c'est gratuit lii lépp c'est juste pour communauté africain communauté sénégalais pour ñu teel a dugg ci monde bii nii xam ni monde bii nii c'est l'avenir loolu moo tax ñu yëngatu ñu nit di ciy def suñu part pour jàppale gars yi nga xamante ne xamuñu moo tax ñu koy def en olof parce que formation français yi ñu bëri ñu ngi naan ma français mais français bi daf fee latin daf fee bëri anglais bi bëri na fi italien bi bëri na fi français bi bëri na fi donc formation olof bi fokk am ñu koy def pour nit ñi mën a maîtriser affaire yii nii voilà pour ñu mën a demal seen bopp bañ kenn jàppale leen ci loolu ba voilà loolu la daal loolu mooy objectif bi kon ñu ngi leen di wax ngeen di suivre vidéo yi abonnez-vous dans la chaîne toute façon chaque instant yu ñu amee ay nouveautés yu bees rek ci monde crypto ci monde bourse ci monde investissement dañ koy dugal jox leen ko gratuitement sans rien demander voilà kon ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullah